Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi safoo seetaan télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi luñ fi nar a waxtaanee bokk na ci proposition loi bu soxale lii di góor jigéen assemblée nationale nag daal na joxe dëggam tey ji ne loole duñ ko fi mos a daganal fii ci Sénégal. beneen xibaar soxal li nga xam ne dogal bi nga xamante ne moom la gouverneur bu Ndakaaru di Alassane Sall moom la jël ngir jëlee fi li nga xam ne rek mooy dawalkatu moto jakarta yi. loole nag ñi nekkee ci secteur boobu bañ ko déggee dañoo mer ba futu niki tey jii ca Colobane sax ndaw ya fa nekk daal nañ génn ngir wane seen mer. beneen xibaar soxal wàllum wér-gu-yaram ak Covid 19 bi gis nañ ne variant Omicron bi ba mu yegsee ci Sénégal mbir mi dafa gën a yokku li ko firndeel mooy tey jii àllarba daan nañ wëññi lu toll junne ak ñaar fukki cas Covid 19 te jamono joo xamante ne ñu bëri ci askan wi dañoo mujjee fàtte li nga xam ne rek mooy mesure barrières yi. xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram ñoo ndar képp yi la jotaay xibaar léegi yaatal. di leen dalal mbokk yi di jaajëfal seen ànd ak télévision Time for Africa. ñu wax ci bile dogal bi nga xamante ne moom la gouverneur bu Ndakaaru Alassane Sall daal di jëlee fii li nga xam ne rek mooy dawalkatu moto jakarta yi. li ni mel nag ndaw yooyu di yëngu ci secteur boobu bañ ko déggee dañoo mer ba futu ginnaaw Jacques Mbao niki tey ji ndaw ya nekkee ca Colobane nag ñoo doon wane seeni mer nag waaye mbir mi dafa mujjee jaxasoo ginnaaw bi nga xamante ne ñi di takk déer yi nag dañ fa ñëw rek di leen sànni lacrymogène. ndaw yooyu nag lu ñu ñaax rek mooy nguur mi bu fekkee dañuy jëlee moto yi nañ leen jox beneen liggéey boo xamante ne rek dinañ ci mën a jàppale seen bopp waaye tamit dimbale seeni mbokk yi. bàkk ba jib na ca assemblée nationale tey jii joxe nañ seen dëgg rek di xamal ne lii di mbirum góor jigéen duñ ko mos a daganal fii ci Sénégal. ñoom waa assemblée nationale ñu ngi koy wax nag ci waxtaan bu yàgg boo xamante ne rek ñu bëri ci askan wi sàkkoon nañ ko ci yéen bokk na ci kilifa diine kilifa aada yi ak ñi nga xam ne rek ay société civile lañ di ñaan rek ngir buñ fi daganal góor jigéen. xamal nañu askanu Sénégal ak képp koo xam ne rek yaa ngi doon xeex ngir mbir boobee ne li ni mel duñ ko daganal fii ci Sénégal ak lépp loo xam ne rek dafa wute suñu diine rawatina suñu aada ak cosaan bu ñu sukkandikoo ci code pénal bi nga xamante ne da daal di tëral lépp loo xamante rek rafetul ci fii ci Sénégal. ñu jógee assemblée nationale wax ci transporteur yi di bus tata yi di laaj ne nañ ñoo war a jël ñi nga xam ne mooy tata bus yi ndax gis nañ situation bu métti bi nga xamante ne ñu bëri si passagers yi loolu la ñu dund te mag yi tamit bokk nañ ci loolee tax sax ñu daal di samp laaj bi suñu ndaw Seynabou Dia wàccu nañ ci yoon bi ngir laajte ñenn ci askan wi ndax mag yi war nañu mën a jël li nga xam ne rek mooy tata bus yi ñu déglu ko. ay buuxante yu métti la ñuy ràññee ci tata yi loolu nag nekk lu métti lool ci mag yi du dugg ci tata yi ñenn ñi nag gis na ne loolu mun naa ñàkk. waaw li sama xalaat mooy ne que ñun dañoo waroon a gën a defaraat transport yi de telle sorte que mag ñi dinañ mën a jël tata yi sax pour autant ñu sonn xam nga transport en commun yi ñu bëri moom lañ moyen wu amuñu moyen pour jël ay payu ay taxi wala yu demee noonu. kon donc transport en commun ça devrait être normalement tellement aussi assez développé pour que nit ñi mën ko jël troisième âge bi mën ko jël d'une manière confortable boo xamante ne dina leen arranger suñ si duggee ñu mën a toog ñoom ñëpp et que voilà mu am assez de tata assez de bus voilà ñëpp mën a toog ñëpp mën ko jël d'une manière confortable. ñeneen ñi di naqarlu ñuy tawat ba pare di dugg ci tata yi. waaw bu doon sama sago nag waxtaan wax dëgg sa la bu doon sama sago ñu dimbali leen utal leen ay bus yoo xamante ne spécialement pour troisième âge la ak ñi nga xamante ne dañoo tawat te mënuñu conditionnel seen bopp loolu moom rafetlu naa ci bu baax a baax. lu nu mel nag ay saafara mun na ci am. ñu essayer fexe du yokku nombre de tata yi s'il le faut sinon aussi essayer yokku tali yi jéem a tabax en hauteur voilà essayer trouver ay solution daal ñun dëkk bi nii am nañ ay ingénieurs et on a des scientifiques et tout ça donc ils peuvent se pencher sur le problème et trouver une solution voilà. ak lu mu mënta mel daal yenn saa yi dañu gis ay nit yu feebar ak ay mag ci tata yi loolu nag foog naa ne mën naa ñàkk. jërëjëf Seynabou Dia ci leeral yi ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ak mbas mi di Covid 19 mu mel ne nag lii di Omicron dafa ñëw Sénégal rek ak doole li ko findal mooy tey ci suba rek daan nañ jot a wëññi lu tolloog junne ak ñeent fukki cas yoo xam ne dañoo am mbas mi di Covid 19 ci jamono joo xamante ne ñu bëri ci askan wi dañoo fàtte li nga xam ne rek mooy mesure barrière yi ñu déglu reportage bu Barthélémy Koli.
coronavirus bi mu ngi gën di law fii ci Sénégal li ëpp 520 nit ñoo am mbas mi tey bu fekkee ne am na ñoo xam ne gëmuñu ne corona am na ñeneen ñi jàpp nañ ne mbas mi mu ngi fii ci réew mi. Il faudrait pas qu'on ait plus. jarul ñu xaar ba nit dee ñu gëm ne corona am na gis nañu ay nit yi dee ay cas fii ci réew mi kon jarul xaar nit wax corona mu ngi yokk na ku nekk vacciné wu fagaru moo gën faju. Mieux vaut prévenir voilà que de guérir en fait. li waral nit ñi gëmuñu mbas mi am na xëy na pression sociale bi moo tax li waral nit ñi gëmuñu ne mbas mi am na xëy na pression bi moo tax. cas yi moom fan yi moom yokk na quoi vraiment mais lu tax gars yi gëmuñu ko ba léegi peut-être bon pression sociale bi ça compte aussi les gens xam nga rek dëkk bi tar na et tout dañuy xëy di liggéey luñ coop donc dañuy daan ak gars yi dañuy sonal rek affaire gars yi mooy loolu quoi. kii nag jàpp na ne communication ak sensibilisation moo des. Sénégal sanction la xam boo sanctionné dañu tekk masque yomb na tekk masque yomb na raxasu yomb na gel yomb na mais état ne dit rien lu neex waaye mu def lu naan ko du neex waay parce que am ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ko ñu ko gëmul na nga war a duma ñu gëm ko mbir boo amee ci am réew di faagaaga ay doomu aadama da nga koo war a sensibiliser ñëpp ku ne yëg ko sa bopp maanaam nga téye nit koo jàpp mu fay rek Sénégal fay jaaxalu ko daan tekki masque dem fa yomb na. ngir corona bi bañ a gën di law na ku nekk jën motuwaayam mbaas mi day faat. Barthélémy Collé ñu lay jaajëfal ci leeral yoole ñu dem ca Koutal détenu ya fa nekk rek ñi nga xam ne dañu amaloon grève de la faim ginnaaw bañ leen joxee ñam boo xamante ne dafa teggunu wun woon ñooñu nag mujj nañ arrêté seen grève de la faim boobu ginnaaw waxtaan bi am ak administration pénitentiaire waaye nag ñu fàttali ne boobee kaso yëpp na lu tolloog juróom-ñetti fukk doomu aadama ak fukk ak juróom-benn ñoom ñoo fa nekk ba tey ji ñoom ñooñu ngi laaj nguur gi rek ñu dugal leen ci ay conditions yu baax waaye tamit di leen jox ñam yu baax donte sax ci kaso bi la ñu nekk. ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax nag ci liggéeykat yi nekkee ci côté ndox mi ak assainissement te ñu toll ci téeméer ak juróomi doomu aadama ñoom ñooñu nag am nañ dogal ne dañuy manifester wu ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier li ko waral mooy rek kii di Serigne Mbaye Thiam nekk seen jëwriñ boobu ba tey ji nag lu mu leen laaj nag defalu leen ko ñu déglu leeral yi ak kii di Ousmane Niang. ci fan yi di ñëw boobu mooy tuwul Sénégal dana am jafe-jafe ndox ndaxte lu ci tolloog téeméer ak juróomi liggéeykat yi nga xam ne ñoo liggéey ci forage yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi danoo mer ba futtu di dànkaafu autorité yi nga xam ne ñoom yor bile banqaas ñoom nen nañ xàppati lu tolloog ñetti fan ngir geraw loole nag mi ngi war a am ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier bii di ñëw ñoom liggéeykat yi nag li leen naqari mooy ne fu laaluñ leen teguñ leen place joxuñ leen gëdd bi nga xam ni moo war geraw bi nga xam ne nag fas yéene nañ ko def laata ñu koy béral dañ ko déposé ci table jëwriñ ji nga xam ne moo yor wàllum ndox ci réew mi loole nag ñu ko xamal mooy Babacar Ly mooy secrétaire général bi nga xam ne moo jiite collectif bile ñoom ñii nag fas yéene wuñu benn yoon banque seeni loxo nee nañu danañu dem grève bam saf sàpp ci fukki forage ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo ndarkee këram bu fekkee ne ñoom andiwuñ benn saafara ci li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu ndaxte bu yàgg ba tey ni ngi liggéey te kenn embauché wu leen ñoom ñu jàpp ne lii dafa metti lool ci ñoom ba tax na ñuy xamal ñi nga xam ne ñoo jiite bile secteur ne faaw rek ñoom ñi la ñu def grève te bu ñu demee grève dana am ñu bari ñoo xam ne ci réew mi danañ ko yëg ndaxte ndox moom dafa bokk ci dundu askan wi te buñ ko defee gox yi ak gox-goxaat yi danañ ko yëg lool. Ousmane Niang ñu wax dem ci xibaaru bitim réew ca Mali nag jàmmarlo bi ama diggante jihadiste yi ak armée ba fa nekkee ma nga wéy ba tey ca Soudan nag ñi di Washington ak Union européenne ña ngay xamal militaire ya rek ñu bañ a fal ak lii di ministre premier ministre ñu wax nag ca Kazakhstan donte sax wàcc nañ ma nguur ba fa nekkoon terewul nag manifestation yaa ngay wéy ca biir réew ma ñu déglu leerale ak Fatou Dieng. ñu tàmbale xibaari bitim réew fële ca Mali ab jàppante amoon ci diggante jihadiste ak armée malienne bi fële ca xolu dëkk ba loolee nag mu ngi am ginnaaw bu fukki dëkk ak juróom daal di ñaawloo ñëw pour compagnie russe bu Wagner ca fële ca Mali waaye loolee ñii di waa Bamako ñoom dañ ko weddi ba tey ñu desandi ci xibaari bitim réew ñu dem fële ca Soudan ñii di waa États-Unis waa Union européenne ak waa Royaume-Uni ak Norvège ñoom ñi leen ñu ngi wax ñii di militaire soudanais yi ñu bañ a fal ab ministre bu bees ginnaaw démission Abdallah Hamdok dimanche
bi ñu génn boobu nag mu ngi am ginnaaw journée manifestation bi amoon contre régime militaire bu Soudan. mu ñu jógee ci man ñu tàbbee fee ca Kazakhstan doxum ñaxtu ba fa amoon ci dimanche gi ñu génn ba léegi mu ngi wéy di doxandi ci àllarba ji loolee nag ginnaaw bi président Kassim Jordan Tokayev daal di dàq gouvernement bi fa nekkoon waaye tamit daal di wax ne dina wàññi njëgu gaz bi nga xam ne ni dañ ko yokkoon benn fan ci weeru janvier waaye te loolee moom ba léegi antoowul looloo tax waa dëkk bi daal di génn di continuer di ñaxtu. xibaaru tàggat yaram lañ koy dooree ak Momath Seck ginnaaw rek kàddu yi nga xamante ne moom la président Macky Sall yëkkati yëpp ko gaynde yi ci coupe d'Afrique bi ñuy waajal ca Cameroun jamono ji sax ñoom gaynde yooyee egg nañ ca Cameroun bokk na ci ñi di waa CAF di confédération africaine de football ñoom it xamle nañ rek ndàmpaay bi nga xamante ne moom lañ dencal ki nga xamante rek mooy gagné bile coupe nag ñu dem ci wàllum làmb kii di Balla Gaye ak Bombardier ñoom ñaar ñëpp nag daan nañ ñàkk lu bëri ci xaalis ci seen combat bi nga xam ne moom lañ bëre woon ci ndoddu ñi di waa CNG ñu déglu leeral yi. xabaaru tàggat yaram yi dañ koy doori ak lamb ji amoon benn fan si weerum janvier atum 2022 foofee sa arène nationale ba diggante Bombardier ak kii di Balla Gaye 2 kuréel gii di CNG moom tam dagg na reliquat ñi nga xamante ñoom ñooy mbëri bu ñu ko dooree nag ci Balla Gaye 2 moom nag lu ëpp 4 millions la ñu dagg ci kopparam bokk na ci nag xale bu mu jël dugal ko si biir stade bi waaye tamit safara ak tamit préparation bu yàgg bi ak tamit ñi nga xamante ni ñoo ko toppoon te méngawul ak li CNG wax bu dee Bombardier nag dagg nañ ko lu ëpp 2 millions moom tamit bokk na si 4 avertissement yu mu jël waaye tamit wàccal gi nga xamante ni jël na temps lu bëree bëri tamit ñi nga xamante ñoom ñoo ko toppoon bëri lool loolee nag tax na kon ba CNG dagg si ñoom lu ëpp 2 millions ci seen reliquat. xabaaru Coupe d'Afrique des Nations bi nag dañu koy dooree ak équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ni démb le président de la République doon jox drapeau bi équipe nationale bu Sénégal teg ko nag ci loxo yi kii di Kalidou Koulibaly. Monsieur le président de la République du Sénégal, son excellence monsieur Macky Sall, monsieur le ministre des Sports, madame et messieurs les membres du cabinet du président de la République. Vous êtes indiscutablement le premier lion. Monsieur le président, nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous avons une fière considération de notre mission, celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse, que sont le courage, le patriotisme et l'abnégation. Comme vos soldats, Monsieur le Président, nos djambars, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. kon nag gis ngeen ko Sénégal nag xam ngeen ne boobu ba léegi nag mënul fexe ba jël Coupe d'Afrique des Nations atum 2000 demoon na ba final ñàkk ko Coupe d'Afrique bu mujj bi tamit atum 2019 mu ñàkk ko si digganteem ak Algérie loolu nag tax na ba président de la République Macky Sall ñaaxaat gaynde yi ngir nag ñu indi ndam li bi yoon. ak lu mu metti metti il faut que ngeen ñafe ko reyante ko indil ñu coupe bi parce que mën ngeen ko li des rek mooy volonté bi ak li ñu wax fight bi foog ngeen xeex nag foog mu metti foog ngeen jëli ko loolu rek mooy def différence bi vous êtes les meilleurs au plan tactique au plan technique au plan qualitatif kon lii des mooy cette hargne de vaincre cette volonté bi nga xam ne mooy tax koo leen dajal duma ko ñun ñaan lañu mën kat mënuñ dugg ci terrain bi di cëppi ça c'est fini ñaan lañu mën dinañ leen ñaanal dañu wàccee kaamil ñu yor bible yi wàccee ay bible ñu yor affaire yeneen yi def ko ñoom Seydou lépp loo leen am boo leen yóbboo génnee ko pour xale yi am ndam. ginnaaw ndaje mi nag ci ngoon si la équipe nationale bu Sénégal waroon jógee fii ci Ndakaaru dem fële sa diwaanu Cameroun waaye nag loolee mujjul antu ginnaaw nag bi ñu nemmee ko ci équipe bi ay cas Covid maanaam ñi nga xamante ni dañu am coronavirus bi ci joueurs yi ñu jàpp ne sax ñetti la ñu woon Pape Matar Sarr Nampalys Mendy Mame Baba Thiam waaye tamit ñi ngi fa doon tudd kii di Saliou Ciss Mamadou Loum Ndiaye ak Habib Diallo waaye ñoom ñaar ñooy nag mujj nañu ànd ak gaynde yi kon tey ji ci ngoon la ñuy jógee Ndakaaru dem fa nga xamante ni moom moo di Cameroun. ginnaaw ndaje ma tamit kii di Sadio Mané yëkkati na ay kaddu ne nag jot na tey jii Sénégal mën na nag jël ndam li loole yëpp nag si ñoom la des ndaxte lépp loo xamante ni daal
nguur gi waroon na koy def si ñoom def na ko kon nag li des jamono ji moom mooy xar seen tànk tubéy tooyal mayo bi ngir nag mën di indi Coupe d'Afrique bi fii ci Sénégal ñi fàttali nag kon Sénégal moom si poule B bi la nekk dina laale nag ak équipe bi di Zimbabwe ak tamit Guinée waaye tamit Malawi moo ñetteelu match bi yeneen ñaari joueurs yi nga xamante ni desoon nañ muy nag Boulaye Dia ak Ismaïla Sarr ñoom nag ni ki démb si guddi la ñu ñëw nag ànd ak gaynde yi dem fële ca diwaanu Cameroun. xabaaru CAN bi ba léegi Confédération africaine de football fësal na nag koppar gi nga xamante ni mooy ku jël ndam li moom lay am buñ sukkandikoo ci communiqué bi kon ki nga xamante ni moom moo jël Coupe d'Afrique bi dina am nag 4 millions d'euros muy nag koppar goo xamante ni bu ñu ko xoolee moom moo ëpp bu baax a baax ci atum 2019 bi Algérie jëlee woon ndaxte nag foofee ki jëleen Coupe d'Afrique bi amoon na lu ëpp 4 millions d'euros ki nga xamante ni moom moo nag jël ñaareelu place bi maanaam ki ñàkk Coupe d'Afrique bi dina am lu tollook 2 millions ki nga xamante ni nag moom moo jël ñetteelu place moom tamit dina am lu ëpp 2 millions d'euros. Momat Seck dañuy desandi ba tey ci wàllum xibaaru tàggat yaram ginnaaw kàddu yi nga xamante ne moom la président Macky Sall yëkkati yëpp ko gaynde yi ñu bari ci askan wi nag yéen nañ ci yàbb yi ñu déglu micro trottoir bi ñu Seynabou Dia defaral. Gis nañ ne discours la boo xam ne nii yëkkati na fitna boo xam ne nii ci gaynde yi war na leen a gën a mën a ñaax na leen ndax président loolu la war a def ñaax ay gaynde ñaax ay ndawam pour que fépp fu ñu dem ñu mën a taxawal dëgg-dëgg seen dëkk. loolu daal laa ci xalaat ma xam naa ne nag comme ñaax na leen jox na leen drapeau bi nga xam ne mooy le sceau sénégalais nga xam ne nii moo ñuy représenté li ci des nag mooy ñoom bu ñu demee ñu taxawaayu sénégalais taxawaayu ay gaynde wane ne ñoom ay gaynde lañ fexe ba indil ñu li nga xam ne nii depuis 1960 ba léegi ñu ngi ciy topp muy Coupe d'Afrique. waaw Macky Sall discours bi mu wax man sama xalaat mooy am na solo ñaax na équipe bi peut-être lu mu wax ni équipe bi. tollatul fu muy demee ay final ak demi final ak yooyu nii coupe lañ bëgg man lu ma wax dëgg yàlla moom discours bi mu wax ànd naa seeg moom wax dëgg yàlla. Bon, je pense que Sénégal moom je pense que Macky Sall il a raison Sénégal équipe mu am je pense que c'est tout à fait légitime ñu une coupe bi on n'a plus droit à l'erreur je pense que voilà depuis presque 10 ans ñu ngi doon si ko benn kan je pense que équipe bi ñu yore nii on est les meilleurs en Afrique. On fait partie des meilleurs donc c'est tout à fait normal. waaw bien sûr que loolu yëpp ñaax la rek laa ko mën a gisee parce que tey jii bu ñu déggee le discours de Kalidou Fadiga di taxaw ne Aliou Cissé bu indiwul coupe bi dafa war a démissionner loolu xalaatam la waaye ñun li ñu gis mooy boobu ba léegi gis nañ ne Aliou Cissé mi ngi am ay ndam. dëgg la li ñu soxla ci performance footballistiquement gisuñu ko mais quoi qu'on puisse dire à part Bruno Metsu bi ñu yóbbuwoon final en 2002 moom moo ñu yóbbuwaat final. waaw loolu moom Aliou Cissé sax loolu ñu wax noonu ñoom xam na ne Aliou Cissé moo leen gën a xam wax dëgg yàlla parce que tamit may nañ ko benn sens may ko beneen sens bii nag moom wax dëgg yàlla moom bu yàlla defee réussir moom kenn du ko ne bul dem moom war a ngoru démissionné. bon xaw ma nag bon je sais pas moom lu mu signé ak contrat am je sais pas si contrat am na ko wax dafa war a gagner coupe pour mën a taxaw toog su nekk loolu la moom il doit démissionner sinon moom après voilà. waaye bu indiwul coupe bi dafa war a démissionner moom bi mu indiwul coupe démissionné wul moom biñ ko yaakaaree joxuñu coupe tey jii nekkul que ne entraîneur bi kese mooy dugg ci terrain bi man je crois que ne discours am da ko waroon accentuer ci joueur yi que mu accentuer ko ci entraîneur. amul sax wax. mook fédération bi yëpp ne woon a dem amul sax wax Aliou Cissé bu ndukk bi dafa war a dem loolu amul sax dafa nekk loo xam ne loolu amul sax werante may nañ ko sens may nañ ko sens. mais moi je pense que voilà on doit lui laisser sa chance pour l'instant nañ joué compétition bi après su gagné tamit tant mieux su gagnéwul tamit bon après voilà ñu xool keneen quoi. Seynabou Dia ñu koy jaajëfal mbokk yi fii la ñuy buuree yi lay jotaayu xibaar ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah ci fii ci Time for Africa jërë ngeen jëf.